xam nga yi mën naa metti bopp xoolal sama bët yaa ngi xonk yur yéen waaj a giix rek la antenne bi ñëw ci man yow salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax tey nag émission bi dama ciy nuyu waa Comico da ci nuyu seen doom ja joojo Comico ay ca jërë ngeen jëf kontaanaat encore une fois di wax ni les mercredis table bi xale yaa ngi kaas Awa Gueye bi mu ñëwee li ma njëkk a laaj loolu la Fanta bi ma ñëwee bi nekk li ma njëkk a laaj mooy ana client yi dem nañ jaay nañ leen seen yëpp ba mu jeex ñu dem kay xaar rek fen dara yi ñeneen ñu ñëw ñu jaayal leen te xam ne heure bi amuñu suñu jot ña ngay jaay ma ngay jar amuñu suñu jot ku may njëkk a nuyu gauche wala droite kan moo ci dàq sañse pied de poule nga laal de tout noir nga ñaf de ak seddaay bii la ilaha illallah yow lii far nga ko yóbbu le 25 wala le premier le premier. moom nga le premier moo am fan. Arena. am gën bi ak samay basket laal ko si suuf. waaye ko façon talon di nga waaru. xam nga sañ ci show yow. il faut que ñu sensibiliser nag nit ñi. li ñu war a sol ci le 25. ak le premier. nañ nuyoo pare parce que yaa fi baax bi ma sañsee yaa ma ne da ngaa astafurlah non kii ma ko. yaay nuyoo salaamaaleykum baal ma yow yaay nuyoo salaamaaleykum. yàlla baax na maaleykum salaam Aba Awa nuyu naa la Mamran nuyu naa la. namoon naa la trop di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan gis ngeen ni lay demee seetu bi Aba no stress Mamran lundi mardi ba mercredi waaye ñun mercredi dañuy ñëw rek daal di wàcc niveau bi ba zéro. donc nii lay demee mi ngi nii gis ngeen suñu ay sponsor tey moom dafa am nu ñu def parce que xam naa décembre bi dañuy jarle waaye lii rek lañ ci bëggoon Aba lii rek lañ ci bëggoon communiquer pour jaayal leen seen produit donc yàlla na jàmm yàgg waaye maa ngi nuyu laay apulaay sama doom day sama xarit maa ngi lay nuyu bu baax a baax Aba. nee na émission bu yàqoo tey Awa Gueye ko yàq. lu tax. parce que nee na Awa Gueye dafa jël étage am teg. waaw. jël séesam. waaw. daal di koy gàddu. waaw rombu escalier yi ab laay wax de. nee na Awa Gueye rombu escalier yi. waaw. rombu couloir bi. rombu salle bi. waaw. dem ba ci balcon bi teg fa séesam. ndeysaan ci balcon ba te balcon. Awa Gueye yàlla jàmmam yàgg salaamaaleykum Awa na ngeen def. alhamdulilah mu ne ma alhamdulilah xam nga lu tax sant yàlla because soo ñëwee si plateau bi balaa émission bi dafa am benn ambiance booy dund boo xamante ne ñi si nekk behind the scenes ñooñu gën a raakaaju abaa ngeen di gis ak Samira ak Mamran ak man waaye li nekk si gannaaw kenn xamut lan la ma leen di nuyu rek once again xam ngeen ne mercredi moom bu jotee rek dañ koy dëbb ba mu mokk rek daal di ko tëj xaaral ba beneen semaine bi ma leen di nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan foo leen mën ci nekk rek especially ñi nga xamante ne ñu ngi Gambien si ma leen di nuyu bu baax a baax sama mbokk yi ñaan ak jàmm yàgg fa lool waaye Aba te damay dem Dubai nuyu waa Dubai ndaxte dañuy seetaan all the time. am na lu fay waaj a xew de. dañoo bëgg plateau bi xanaa ñu yóbbu ko Dubai. waaw lu ne mën na ko. mën na lu ne. ci li jënti bàyyi ko solo plateau bi est-ce que du dem USA. waaw déggal lii. Amérique. tey moo dem ci buur ci yàlla yóbbu ak jàmm loolu yàlla naam. avant muy nuyu waa Dubai. ñu jël plateau bi. yóbbu ko Amérique. noo dundee loolu. Aba yow loolu da nga ma koy defal xam nga man fi mu toll nii Aba yow yi ngay jël di ko def sama bopp bi am na dama kaa antanatul. génn caaro yi ñu sotti la ndox. waaw yow loolu amanta lan la yow lijjanti oto bi ba pare. Mamran naan la Mamran foo jublu yàlla na fa yoon yiw yàlla jublu di la sotti ndox ngay dox di dem aéroport. doo ma laal ba xam nga. ci nuyu waa Dubai. waaw may nuyu waa Dubai bu baax a baax Aba ndaxte boo xoolee suñu time difference bari na torop waaye tout le temps dañuy toog di xaar suñu ay show especially mercredi dañuy toog di xaar di nuyu bu baax a baax waa Amérique ñoom itamit ñu ne bëgg nañ 2022 balaa muy jeex waaw boobu spécial la mais Clara man njëkkeem la mais njëkkeem la yow mi Gaye laa sax Awa Gaye Doro Gaye PDG rayal ma téye yow rayal naa la teeñ waay Clara waay Awa Gaye ngi lay nuyu Fanta Samira ngi lay nuyu kii Mamran ngi lay nuyu ñi lay nuyu ñëpp bëgg nañ nga fay leen man mii maa ngi lay nuyu ku baax ñu ngi cosaan nii ñu ngi nii cosaan léegi mën naa yegsi léegi baax la Mamran le 17 bi passé yaa ko raté wallaahi dootoo ko defati wallaahi ma ne le 17 bi passé yaa ko raté dootoo ko defati xam nga lu tax
soxna si. waaw daa boole ay soxna. dajale ay soxna yu am valeur yu am value Sénégal. indi leen ñoom ñëpp together. léegi nag loo ci xamul mooy I think jigéen bu nekk war na góorgóorlu fexe gërëm làq gërëmu jëkkëram. it's very important gis nga li nga naan muñal. sometimes dafay fay. waaye nag muñal ki ko jar is important te Doro dafa jar. Clara di ko kii because man témoignage bu mu koy def man I was literally crying sama biir xol because ñun ñëpp bëgg nañ loolu. right so mu ngi noonu. goo xam ne dafa bëgg soxnaam. bay wax ci soxnaam te ku xam Doro xam ni du nit ku bëgg ay wax. du nit kuy feeñ di wax mais tey bu demee ba wax ci soxnaam lu toll noonu nga xam ne ku jigéen ki jàmbaar la. waaye ku góor ki jàmbaar la. yal na yàlla defal leen jàmm. yal na yàlla defal leen fi nga nekkoon baax na de. maanaam ba tey nuyoogul. yaa nekkoon ci waa Dubaï. fi nga nekk am na solo. waa Dubaï maa ngi leen di nuyu man ak Aba. ak Samira. ak Mamran. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. ay yëf la. ay yëf la bu duggee foofu waru faa gaaw génn ku baax nga bàyyi raay bi ay naa leen bàyyi di ma raay en direct. ah non bàyyi leen loxo jàmbur yi. ay yow ñu lu ñuy def nii bu leen ñàkkee fay na ngeen raay ba ma jeex lii lan la arrêté leen maa ngi nelaw arrêté leen Dubaï fay nañ la Dubaï ñu ngi leen di kontaan kenn du ñoom billet yi seerul yomb na nañ ko jënd rek ñu dem def ko Dubaï Mamran nooy nuyoo waa Caaroy tey waaw doom day maa ngi noonu di nuyu waa Caaroy comme ni leen daan nuyoo waaye bala maa nuyu waa Caaroy damay nuyu sama jigéen Samira nuyu Awa Gueye waaw ñoom yàlla moo nu boole léegi comme ni nga ko waxee rek yàlla mooy boole ay doomu aadama ci anam bu ne nit ki di ngeen bokk di liggéey cofeel dox seen diggante kon donc lii dañ koy yàkkamti chaque mercredi da ngeen dem ba bokk ci man yow moom dootuma wax ak say wax parce que ñëpp xam nañ ni ma mel ak yow sama xarit nga. te dinañ waaj a wutal oto. lan mooy. doom day nag defal lool rek sa Aba li ñuy wax dafa am solo Aba bu ma yërëmul ci njëlam taxi nii. Aba am na man maa nekk yow xanaa xam nga ne yow sama njëlam oto da nga cee war a sonn ndax yow yaa ci sonn ne sax 2 jours yu ne di nga ma jox ñaari junni wala ñetti junni yow xanaa yërëmoo sa bopp. su may laaj paas Aba joxoo ma jël teg moo ko joxee. waaw xanaa lii yow ñaari junni yow li ma jox loolu de Mamra sa sañse nga sañse ba pare yëg si cak-cak ngay romb ñu naan Mamra nga leen may def émission am sojo may bëgg a rey barki Seydina Limaamu am sojo may bëgg a rey tey dañoo am ñaari invité waaw kenn ki sama yaay la bu duggee dinañu waxtaanee ci programme bi nga xam ni moom lay amal ce samedi 25 nga xam ni daf ciy dimbali xale orphelin yi en Samira sama yaay ki nga xam ni moom mooy ku baax président réseau Rial bu ñëwee ba dem am na beneen xale bu mën a way xale bu baax xale boo xam ni taar kàll la baaxee na nu ne waaw yàlla na xel dee xale bu baax ñëwee toog fi ñu waxtaanee moom tamit am na programme mais ñoom ñaar bu ñu ñëwee ba pare am nañ beneen invité boo xam bu ñëwee ci table bi lañ koy teg waaw invitation boobu balaa ñu xam naa ni mooy invité bi ngeen gën a bëgg moom waaw mais loolu Aba balaa dem bu ñu ñëwee waaw kookoo wan la day def ndawal def ay ginaar yaa ngi dégg mu tardi bi ne mayonnaise ba ne. dana nekk sedd bàyyi nii ga ne. arrêtel ketchup ba ne. arrêtel. ñu waxtaanee ko. waaw dañ koy waxtaanee waaye bala ñu ko waxtaanee. indi musuwaar. waaw bala ñu ko waxtaanee Aba. comme ñi dañoo ñu ngi woon ba États-Unis. waaw damay génn foofu dem ba Italie. waaw yow yaa ngi woon Dubaï. waaw damay génn ñëw tey. bu ñu waa Thiaré ba pare. waa Résine ñoo may laaj ndax woo naa ko. woo naa ko waaw woo na ko. woo naa ko dina ñëw léegi lii lan la ñoom ñoo nu ko gën a bëgg. eggali tey damay dugg Italie nuyu Bijou yaayu sëñ Bamba mu doon nit koo xam ne nit ku baax la di nuyu waa Italie yëpp Bijou émission bi jël ko yaa ko moom sama xarit nit ku baax ku yàlla baaxal di nuyu ñi nga xam ne ñoo ne ci diaspora bi ñëpp dañuy bëgg émission bi toll na leen foo xamante ne yaakaar naa mëntunoo dellu ginnaaw ci lii di ñaan yàlla defal nu jàmm Aba tey dinañ waxtaan lu xóot comme tey la mercredi tey dinañ waxtaan ci li nga xam ne moo jëm la première ndax la première événement la boo xamee réew mi war nañ kaa waxtaan am na leneen lu ci xew waaw am na lu ci xew am na leneen lu xew ci biir événement bi arena la ñu jëm waaye lii gunge nit ñi arena lay xew ci biir arena bi waaw dañu ko def ay sketch yoo xam ni xale yi dañu koy joué xale yi gën a neex ci réew mi ñi ñu gën a bëgg ñooy orienté nit ñi nañuy demee arena kañ la ñuy dem arena ban heure la ñuy ubbi salle bi loolu yëpp beneen communication bu bees la Youssou indi
ak style bi ñuy demee loolu yëpp communication bu bees la bu Youssou indi vraiment du arrêté di innover Youssou arrêté wul di innover barkalla yàlla na jàmmam yàgg balaa ñuy dem ci clip bi dañuy dem ci li nga xam ni foog naa ni waa Axil studio ña nga ca Nord Foire ñoo ni ñoom Montero ak ñooñu ñoom Montero ñu ne nga waxaat because s'il te plaît ñu soog a ñaan clip doog a jël suñu yaay mu ñëw toog fii because dañ na ñaan because bu ko jot gi ma yewoo weer bu ne ma ñëw sagal sama fansi sant leen sagal leen ni bu leen di sonal bi ñëw ku mel ni la ji mi may xalamal leen te encouragé leen bu ko jot gi ma yewoon wen wu ne ma way sagal sama fansi sant leen sagal leen mani bu leen di sama biir ñëw bu mel ni leen ji mi may xalamal leen te encouragé leen nañ leen xalamal nañ leen tasagal nañ leen waayal nañ leen sagal nañ leen xalamal nañ leen tasagal nañ leen waayal nañ leen sargal nañ leen xalamal nañ leen tasagal nañ leen waayal nañ leen sargal je vous salue avec tous les honneurs pour cette du bonheur. Ces fans de valeur qui m'attendent pour des heures, je vous ai dans mon cœur. Vous méritez d'être ovationné, c'est ça la vérité. ayca wax naa ni bu ñu amee artiste ba mu ñëw ba dem yaakaar naa ni clip bi moom la ñëpp jël fi ñu toll nii réew mi yëpp moom la ñu jël tatagal way ci fan si waajal le premier sargal fan si ànd ci ak génération ba mu commencé 80 ba tey fi nga xam ni fi la yegg si nii donc mu nekk loo xam ni c'est extraordinaire. non this clip can I talk ma mën naa wax man. waxal lu la neex. right so clip bii nii boo leen xoolee colors yi si clip bi. color yi d'abord moo lay attract. ci dugal because. bu ci dugal rek farax la rek. ndeysaan. waaye color yi léegi. yeah you know yeah so colors yi dafa attractive colors yi boo xoolee Abba couleur yàgg na fi. depuis jamonoy maam ya ba léegi affaire yi is modernized boo xoolee vax yàgg na fi Abba boo xoolee li nga xamante ni xale yi seeni solo mais est-ce que xam nga lii dafa yàgg. mais aw gay Youssou dafa indiwaat démb. yow li nga sol nii tamit dafa yàgg. mais Youssou dafa indiwaat démb. so it's back now. c'est que yi mu sol nii yëpp da ko soloon ci ay clip ak ay vidéo ak ay show. yeah of course donc ku ci nekk sa génération. musoon na cee sol loo xam ni. bu la bëggee rendre hommage ci way bi. dafa solaat loolu. année 80. année 90. année 2000 ñëpp Youssou dafa solaat même tenue yi pour rendre leen hommage may leen daal leen di sant gërëm leen tatagal leen donc lii c'est extraordinaire. am naa kii benn clipam bu Mbaye Gueye nekkoon foofu noonu ñoom ñëpp ñuy ànd def nii. mooy ba Athènes la woon suma juum Athènes la woon. mooy ba ñu wëndeelu noonu. so lu lii la soloon it was like this. vidéo bi man li ma ci gën a neex mooy scénario bi transition bi. Abba boo xoolee dañu jógee ci cassette. magnétophone 80 ñu jógee foofu pas d'éléphant. 80 dégg ñu jógee waat foofu dem ci lecteur CD. 90 ci lecteur CD dem ci iPod AirPod. yaa ngi ci mooy suñu génération.
moom jaay jotaw la kenn dara tooñu ci benn génération ñu njëkk ñaak ñi mujj ñi ñëpp kenn ku ci nekk di nga gis sa bopp ci way wi ndax andina démb andiwaat na tey yaakaar naa comme li ma koy waxee rek Youssou daal li may wax daal mooy ñu ñaanal ko yàlla defal ko jàmm rek guddal aw fanam wéral ka ñay kenn du ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal gudd fan balaa ñuy dem ci sama yaay di waxtaan ak moom lan nga ñu may ci démb li Youssou way démb lan nga ñu ci may rek tey ñu fooyee ko xam nga Youssou bu yàlla sax Apulaay doo xool wëndeelu wala boobu noonu wala ban ñu kii boobu bi kii di wax bargeej xaw ma bargeej joo joxam may daw waaw bargeej joo joxam may daw indi ñaayu yaay dawul xare ndeysaan boo seetloo wér nga gànna bargeej joo joxam may daw indi ñaayu yaay dawul xare ndeysaan boo seetloo wér nga gànna bargeej joo joxam may yaay dawul xare am nañ benn boo xam ni mosoon nañ koo woy ba TikTok ko man Bijou Ndiaye Khadija Dafe ak ñoom di sunu ASC bi amoon na benn woy Youssou bu ñu woyoon ba kii jogomaay kii jogomaay jogomaay waaw jogomaay jogomaay kontaan li ci way nañu jël sama yaay Maman Ngoné Fall dañoo am gan bàyyi leen bu ñu amee gan ñu xamal ñu suñu jikko déedéet du loolu ba leen bu ñu xamee gan fi nga dugg la Youssou boo si duggee ñi rek dina am sago te la première mission si wàccaay bi la ne nan comprendre dama koy piège directeur lay woote allo Bouba maa ngi bul ma teg ci antenne bi. yaa ngi en direct de yaa woote de. waaw mais affaire bi li ma lay wax bëgg mu jàll ànd. kon da ngay coupé ba émission bi kon jeex. waaw léegi non dama ko bëgg nga kii ko ci émission bi. ma jàll ne ko ok bàyyil kon man ma génn ma wuyu la. ñu waxtaan ak sama yaay bu ma bàyyil bu may liggéey nga may ñaan dédicace bàyyil loolu arrêté loolu ma bàyyi ak sama yaay. Maman Ngoné Fall. waxal leen lu baax. maa ngi ñëwaat léegi. loolu mën na géré leen ma kii sama yaay la. géré leen ma ko ok. bëgguma ñëw di ci am ak yéen benn problème. maa ngi waxtaan ak kii sama booy la. ngeen géré ma yaay jël sa micro. yaay fait comme chez toi mets-toi à l'aise fii sa kër la xale orphelin yi ngay dimbali tarkala yàlla na ko yàlla fay waxtaan leen ak sama yaay maa ngi ñëwaat léegi amul benn problème non bëgguma ci benn problème doo am problème bëggoo dem yaay ok Bouba Ndour waxal li ngay wax ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la rek nga nuyu ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan waaw maa ngi wax auzu billahi mina sheytaani rajim di ñaan yàlla bu ñu fi wax lu ñuy xeebee di nuyu kilifa diine yi ci réew mi yépp di leen ñaanal yàlla may leen wér ak wérle di ci jiital sëñ Muntaxa Bachir Xaadimu Rasuul na ko fi yàggal lool mbàkkete wér di nuyu ñëpp di ziare tout le monde entier parce que tout le monde suit. dëgg la macha allah tey da nga ñëwoon pour waxtaanee ci li nga xamante ne yow yaay présidente RIAL di organiser li nga xamante ne mooy guddi orphelin bi nga xamante ne mooy am le 25 décembre. waaw maa ngi nuyoo d'abord di wax ne RIAL c'est un réseau RIAL qui veut dire réseau international des Amazones leaders qui regroupe plusieurs membres plus de 5000 et quelques dans l'étendue du territoire national et international ñu œuvrer nag ci développement ak social ndaxte ku développé wul doo mën a social bala nga ne naam da nga fay nekk donc femmes yooyu di dajale li ñu am ba at bu jeex bu nekk ñu jël loolu jagleel ko benn secteur vulnérable du pays on l'avait fait avec les détenus du camp pénal mais notre cible principale ce sont les orphelinats parce que nag ay yaay lañu te orphelins yi tamit dañu jar a gestu ba tax ñu tudde leen ñun guddi tudde leen nuit des orphelins nuit bu ne nag am na Sénégal waaye nuit des orphelins amagul bi bu different la bi is a different one nga indee ko neneen indi si yàlla indi si yonent indi si li nga xamante ni ñun moom la ñu xam moom noonu lañ ñu yaree moom la ñu mooñee mooy li nga xamante nag mooy dëgg parce que mooy mujj mooy alquran mu nekk nuit boo xamante ne alquran nga koy defaree tout à fait journée bi dafa fees dell ak yiw ndax dès que ñu tudd jirim rek yiw dugg na dans la mesure où journée bi dañuy def récital de Coran wàcce kaamil ngoon si nag ñu def ko ay jàng yoo xam ne Mouhamed Niang bu Serigne Saliou moo nu koy jàngal ak d'autres artistes yoo xamante ne ay dañuy way
diine loolu nag dañu tàllal loxo tout le monde ñu ngi koy démarrer champ bi vers la VDN ndaxte yàlla dafa dogal sooy woote pour ñu jàppale la day fekk nga am loo teg les Amazones nag comment dirais-je le Rial dajale li ñu am teg ko daal di tàllal loxo nag les bonnes volontés de ce pays ndax réew mi tudde na noo xam ne ñi fi nekk am na luñ gëm maanaam gëm nañu yàlla te xam nañ ne yàlla dafa fonk jirim lool lu waaye def ci jirim moo ko ëpp doole parce que kooku yaay dafa amul remplaçant papa amul remplaçant rawatina yaay te kon defuñu ñoom lu tax yàlla jël seeni wayjur ñun kon buñ fi desendee war nañu jël suñu loxo dugal ko ci niiw ji doole yooyu te yàlla rekk tax loolu moo tax ñu jóg war ko def le 25 incha allahu rabbi def ko ay jàng ci kattanu yàlla ak mbaaxam tàllal ci ñëpp loxo nag. ñaata orphelinat ngeen fas yéene dem visite wala bien. c'est nombreux parce que au niveau de Dakar jël nañ fi 3 orphelinats jël ay orphelinats à Tamba jël ko Oussouye jël ko Mbour à Nialing jël ko à Tamba. réew mi parce que voilà dañu bëri orphelinats yi dañu bëri mais pratiquement je ne veux pas dire on a pris tous les orphelinats mais la majeure partie des orphelinats jël nañ leen surtout ñi nga xamante ne ndimbal du gaaw a egg ci ñoom dañu sore loolu dañ ci gën a accentuer moo tax ñu jël Dakar 2 ou 3 kese. bu leen ma fàtte Awa Gueye mii bu leen ko fàtte. moom dafa ñàkk yaay man damaa ñàkk baay. waaw damaa ñàkk baay ba tamit fii ay orphelinats rek fi toog. en tout cas initiative bi am na solo et puis dafa nekk lu nga xam ne dañu koy xaar ci réew mi parce que réew mi soxla nañ fi ndimbalante. même bu dee dafa raar nga jël initiative bu toll nii. tey programme bi ban heure lay commencer. ça démarre à 19h. incha allahu rabbi semi nocturne la. 19h woon nañ ci nag kilifa yu bare bari ci réew mi di nuyu di ziar sëñ Mountakha Bachir. parce que il nous a recevoir na Rial ñaanal ñu moo tax amatuñu lenn lu ñu ragal. yaay soxna Bali Mountakha mooy yaay Rial ndax dem nañ moom it ca moom. fan yee rek dem nañ ba ci moom. Mbàkke Balla tàllal ko suñu loxo. mu dalal ñu yendoog ñun. yend boo xam ne bëggul woon sax nag mu jeex Mbàkke Balla ndax ñeewanti li ñuy def am ci yëg-yëg lool nag am ci yëg-yëg lool parce que ku ko xam-xam ne social rek lay dox ak te dina ci sawar lool dajale ay maam jaare yu bëree bëri moom tamit doon seen yaay di doon yaayu the nation man moom sama yaay spécial la man moom kenn seeti na yaay baax da koy siis doo ko bëgg bokk kenn yaay nag programme bi la ñu lay bàyyi nga fàttaluñu ko xaw ma fu ngeen yemoon ba ma nekkee fee ci mbedd mi yeneen la ma bëgg doon wax yeneen fi ngeen yemoon xaw ma ko ci programme bi mais wooteel ñi nga bëgg a woon ñëpp waaw wax ñu waaw xam nga réew mi moom boo nee ndimbal am na ñoo xam ne ñor na leen lool ndaxte nag mooy defar sa àdduna defar sa àllaaxira kon loolu dañu tàllal loxo ñëpp ñu fi nekkee di lim commencé ko ci borom kër gi muy Youssou Ndour ñu ngi koy tàllal loxo ku baax ku mën social mu jàpp ci lool di wax tamit parce que vraiment di gërëm di sant kilifa diine yi nga xam ne dañu recevoir Cheikh Mansour Diouf xam ne doxul dara lu dul diine bu yoof mu baax mi doxul dara lu dul diine di nuyu aussi fondation Rasoul moom it wax dëgg yàlla am yëg-yëg lool ci lii nuy def moom it diine rek a ko ñor Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom it il nous a reçu wax dëgg yàlla mu neex ko lool di nuyu aussi Pape Diop monsieur le maire moom it jóg na pour jàpp ci ak ñoom Ablaye Diouf Sarr ak Mame Mbaye Niang ñoom ñëpp ku ci nekk wax dëgg yàlla am nga yëg-yëg ci li ñuy def ak monsieur le maire Cheikh Ndiaye bu Sicap Liberté moom it vraiment ñi ci yëg am seen yëg-yëg dafa bari ci réew mi jaaykatu gerte caaf bi jaaykatu cere bi ku nekk parce que ku ne da nga sentir ne yaay nga ñi ci def sentir ne papa lañu te yàlla rek a xam nag doomu aadama fu muy mujj ak njabootam kon lii daal ñu ngi ci tàllal loxo ñëpp ils nous ont répondu positivement ñu leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla jàmm yàlla nañ ko eggale ci suñu sago yàlla may ñu ci ndam lu kawe suñu ñor ndam li nag weesuwul yàlla may ñu don yu ñu leen jox ñu dundee ndaxte nag kuñ ci waxal ci ñoom orphelinat yi rek dund ñor na leen loolu à cause de la Covid parce que Covid bi njëgam ñun ñi ci kër yi la jàpp ñun ñu yore suñu njaboot à plus forte raison que ku gisul yaay gisul papa kon daal tàllal nañu roxo réew mi yëpp en commençant par le président de la République yàlla na ci jàpp lool son excellence monsieur le président ñu ngi lay ñaan nga jàpp ci journée bi jàpp ci sa njaboot jàpp ci say doom ak première dame madame voilà moom en tant que yaay moom itamit
moom it en tant que yaay ñu ngi koy tàll suñu loxo pour mu jàpp ci bu baax a baax te xam ne dërëm bi génnul gaal gi suñu njaboot lañu. suñu part déjà jàpp nañ ci sax waaye man dinaa si jàpp personnellement. ndeysaan waxee rek man itamit dama ñàkk sama yaay soo booy wax man dinaa xam parce que toog naa fa amin maa ngi si toog xam naa nu mu dem am na ñoo xamante nañ judd musuñu gis yaay xamuñu seen yaay nu mel si ay photo lañ koy gisee. dëgg la soo man sama part ak samay paaru ay sœur ak famille man tamit I'll do my part. j'ai les larmes aux yeux là non vraiment man mi bi ma woowee kilifa moo ma boole bi sama directeur mu woo ma ne ma Aba dama bëggoon ngeen xam naka la ñuy def ba lii ñëpp yëg ko ma ne ko nag li ñu mën mooy di ci wax fu ñu toog ba pare nag invité la ci plateau nga ñëw toog ñu waxtaan ci ndax initiative bi ñun ñëpp bëgg nañ ko def ku ci nekk ci bëgg dimbali lii ñu ci def nii mooy suñu wàll ñun li la ñu mën parce que ku nekk fa nga mën rek fa ngay dimbale donc yàlla na yàlla sàmm leen yàlla fay leen seen yéene amiin bàyyi la nga wax li nga xam ni moom mooy sa mot de la fin di remercier bu wér a wér parce que li yombul surtout contexte bi nu toll contexte politique contexte fin d'année ku ci jël kuy def social rek am nga yëg-yëg ci lii te dafa am solo di la remercier bu wér a wér ndaxte vraiment bu leen neexoon ndax lii plateau la dañ ko war a fay waaye lii participation kër gi la ñuy wax ne du ngeen ko réccu na gën a déwén di ngeen yokk ba yëg ko ndax jirim ku ko defal yàlla nga defal yàlla nee na kenn gisuma bay jël di teg sama loxo te je n'ai même pas besoin moom suñu borom waaye dafa sàkk ñii ñu am ñii ñu ñàkk kon ñi ñàkk bu leen ñi am dimbalee rek te la ñu man rek yàlla moo leen di fay kon Aba yal na yàlla fay la ma demba sagar ga ca ndaayan kuy laal ndaat saay ndeysaan kuy laal sama doom ayo l'émission l'a impacté là sama doom sama soppe dunda mata ñaan moom lay ñaan doom dundal boo dundee ba liggéey seral say rangooñe am na solo vraiment émission bi am naa lu ma neex lool sama sœur bi sama doom vraiment elle l'a impacté parce que secteur bi ñu laal dafa sensible daal je vous remercie di ñaanal ñëpp jàmm yal na yàlla bàyyi ñëpp ak seen njaboot barke Serigne Saliou Xaadim Rasul ñu ngi lay kontaane mën ngaa teg noonu ci micro yaay booy amiin yaa rabbi en tout cas sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax nit ku baax la suma yaay la Ngoone Fall yal na yàlla defal la jàmm yaay bàyyi ko kii dafa gaaw a jooy bàyyi ko yaay kii daa gaaw a jooy dafa gaaw a jooy kii dañ ko war di def parce que boo xoolee Khady Ndiaye tamit mi ngi ciy yëngu Khady Ndiaye Bijou bi ci TFM ci télé bi mi ngi ciy yëngu moom tam ci li nga xamante ni mooy social ndeysaan dafa lu gaaw donc mu nekk acte bu nice donc ñu ngi leen ciy encouragé bu baax a baax incha allah ayca bu ko defee Baye mën nañoo xam li tax tey nga teew fi salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi mbokk àdduna mbokk Sénégal di leen wax ne instant yi niveau bi dafa gën a ouvrier barki de maa ngi woon canal bi passé maa ngi woon nu tuddati TV5 lépp di def ay documentaires yoo xam ni pour le 1er janvier bi pour Arena DG moo ma yabal li ma fexeel communication bi mu tege sa loxo Aba maa ngi la ci dégg na nga ciy wax parce que man ak yow non le 1er janvier Arena non man ci li ma indi laay wax Arena moo ma indi le 1er janvier incha allah. xaaral Baye yow lañ jox communication Arena mais Baye dama bëgg. wala sax ñun dañu bëgg nga fekk Arena bi. waaw. kiwir bi doo ko suñu. waaw naka si biir yow yaa bëggul kiwir yow. ndax daaw gis nga moom may sol kiwir nga yebbi ko jox ma yeneen. waaw ren ma indi kiwir. damaa bëgg nga yebbi waat defar yeneen. ok ñu ngi lay présenté Baye. du fekk Arena bi moom incha allah. sama ami d'enfance ñoo bokkandoo maa ngi moom ñoo defandoo CM2. xanaa Gambie la woon. da ngeen a nduroo di. Baye ban xeetu communication moo am ci Arena bi dafa am lu Youssou Ndour indiwaat lu bees tàq loo xam ni dañu koy communiquer ci beneen xeetu communication ci Arena bi. parce que xeetu communication bi ñu indi. nga xam ni man maa ko war a def. ak gars yi. di leen wax ni warul yomb Aba. war nañ ci def ay pub yu doy waar. ay sketch yu doy waar raam. parce que nit ñi dañu nam. mais ci yu la ñuy jaaree waatee. dëgg li ci yu la ñuy jaaree. di wax ci le premier ba. ndeysaan
ñun nga xam ne mosuñoo dem Bercy mosuñoo gis avion. waaw bu ñu demee ba Diamniadio bu ñu téenee vol yi dinañu romb sax au moins. Bercy la benn la. incha allahu ñu musta dem. nañ dem taxaw foofu di téen ci kaw te xam ne. avion yi di la romb nga xam yaa ngi dund Bercy. ñu dem ci arena bi. waaw bu la neexee boo ambiance Bercy. am na déeg bu nekk foofu genre dex. wutal sa gaal mu mel ni Youssou Ndour ba muy fii bu njëkk ba. nga jaar ci ñëw ambiance Bercy. ambiance Bercy la ñuy soo bi li Youssou waaj waaw bàyyi dafa xaw a sedd teg ci. non te day sedd na kiwir yi ñëw. li ngay bañ na ñëw. ça dépend rek. mais kii mu ngi may wan sa poosu kiwir bi. daa génn ay ginaar non dafa mel dañ ko bënn dafa mel daa bënn lan la. ay lan la kaña bàyyi kaña teel sa micro bu baax. boo demee ñamaxit moo ko bënn. c'est que boo génnee Awa Gaye. Awa Gaye waaw Awa Gaye. sa sant bi laa xamul lu ma ci wax. Doro Gaye sëru Doro la moom Doro bokk ndey ak baay. waaw suñu kilifa la suñu kilifa la. damay laaj benn laaj ku ko xam teg naa 50 000. ok. dégg ginnaaw bisimilah ci la bokk. yàlla yàlla defal gis ko non ku xam li may laaj nii. yàlla yàlla teg naa 50 000 ci table bi. yàlla kan moo xam. Lunéa. lan mooy Lunéa boo trouvé ba pare ma laaj la fu Lunéa nekk. Lunéa. ku xam lu par amul xaat bu bari de. loolu mooy vite fait rek ñu romb dem vite fait ni ma ko déggee xam naa ni marque la ma. lan mooy Lunéa. maam ran de magam jàmm de à fen directement. maa ngi jégalu lan mooy. xaw ma ko Lunéa mais xam naa ni marque lay war a doon. ba yéen internautes yi ku xam lan mooy Lunéa yaa moom fukki junni yi ma yor lan mooy Lunéa. tur bi dafa xaw a niróog boutique buy def affaire cosmétique wala kii genre yooyu. marque. fu mu nekk. déedéet mooy du woon question bi. jox ma 25 ba pare. déedéet. laa ilaaha illallah laal ko fan la nekk. jox ma 25 ba pare. jox ko 25 doo ko toog. Lunéa mooy jaay ay kii ay émaay ay West Foire la nekk. ah West Foire la nekk. aywa ñii am nañu fenti. am na son yow li am na son. marque yu baax. West Foire mi ngi nii li moo nekk. Lunéa ngi nii ma yow Lunéa ngi ma ñëw ba tey. ayca émission bi ayca. Lunéa ngi ma ñëw ba tey. Vous êtes adepte de produits cosmétiques de marque? Lunéa Cosmetics vous les propose Clarins, Estée Lauder, Huda Beauty, Fenty Beauty, Dior, NYX, Chanel, Guerlain et plus encore. Venez découvrir nos produits authentiques sur www.luneacosmetics.com. Nous sommes situés à Ouest Foire, près de la Brioche Dorée. Alors, appelez-nous vite au 77 359 58 59. Lunéa Cosmetics, votre boutique en ligne. ayca mu ngi noonu donc am na solo Awa Gaye fexe na ba lekk samay 20 000 rek yow. mu desee ren 10 000. It was not supposed to be 20 000. It was supposed to be 50 000. non mais premier laaj bi laa la avance noonu laaj la fan la nekk. non léegi 25 000 nga ma war a déjà bàyyi jël na sama 10 000. man mi ne marque. Lunéa benn cosmétique la. ma nga nekk ca Ouest Foire ci wetu Brioche Dorée bi. donc yaakaar naa ni lépp loo bëgg ci produit. lépp loo bëgg ci ay marque lépp rek loo xam ni dafay yëngu ci beauté boo duggee biir Lunéa da nga ko fay fekk. wala nga woo leen ci li nga xam ni moom mooy 77 359 58 59 wala nga dem seen site internet www.luneacosmetique.com loolu yaakaar naa ni ku dem biir Ouest Foire di nga ko fa fekk ay xale yu jàmbaara fa nekk ay xale yu mën a liggéey xale yoo xam ne ñu maîtriser li nga xam ne moom la ñuy def lañ donc ñu ngi leen di invité yéen ñëpp ngeen fekk ñu suñu biir koñ biir Ouest Foire ci wetu Brioche Dorée bi ngeen ñëw xam lan mooy Lunéa cosmétique bu ngeen bëggee luy taaral jigéen bu ngeen bëggee ay grande marque bu ngeen bëggee ay produits yu baax ay produits authentiques. dañ ne yem tur bi sax. Lunéa cosmétique. exactly tur bi. gis nga da nga ne Lunéa ma toog ma xalaat ma ne lii. c'est affaire beauté parce que Aba ni mu koy waxee. Aba buy wax dina xool kanamam. ak tuñ yi tontu bi rek. ah man xool ma say kii di taxawal man damay yaakaar day balal xam nga man bu ma day kanamam bi daal da lay jox répondre li nga soxla. ayca mën ngeen a dem ci Lunéa wala nga woo leen wax naa ni numéro bi Awa Gaye yow lii sa wërsëgu mbootaay la. waaw kàlla da ngaa bëri wërsëg rek macha allah tax nga gagné ko waaye xam nga ni amoon intention sax joxe 10 000. ba lekk samay 20 000 sama ñaari junne gagné woo noppil gagné woo ay ci 77 ngeen leen di woo waa Lunéa 77 359 58 59 wala ngeen dem ci site internet bi
www.luneacosmétique.com wala ngeen dem ca Ouest Foire ca koñu station bi nga dugg ba ci brioche dorée bi après brioche dorée bi nga jot li nga xam ne moom mooy Lunea cosmétique yaakaar naa ni ñàkk faa dem wóorul ci produit yu baax ci ay marque ci authenticité bi nga xam ni moom la Lunea di def dem leen fa yéen ñëpp ngeen defar seen yaram waaye xeeñ ay parfum yu neex Lunea ko mën xale bi le 28 macha allah mardi foofu ca Sea Plaza def nañ ko defaat ko da daan tombi ak anniversaire am mais année bii yaakaar naa ni amoon na empêchement dinañ ci waxtaan li tax mu poussé waat li nga xam ne mooy la date waaye tabarkàlla xale yi miis nañu événement boobu seen événement la le 28 xale yee ko moom le 28 xale yee xewle ndax xale bu am 18 ans mooy woo xale yi am na 18 bàyyi leen jàmbur bi salaamaaleykum bàyyi leen ko mu nuyoo salaamaaleykum sa caméra gi nii nga waxtaan ak waa àdduna salaamaaleykum ñi seetaan téléspectateurs yi salaamaaleykum fans yi soppe yi vraiment di leen nuyu bu baax di nuyu waa plateau bi vraiment merci ci dalal bi ngay waaj li nga xamante ni moom lañ naan Sea Plaza nga fay def benn événement boo xamante ni gaa sa fans yi miin nañ ko mais soo ñu ci mënee wax tuuti rek boo ñu mënee mosal xam nañ ni doo wax lépp ndax xam nañ la yow moom artiste nga doo mën a wax lépp mais tuuti rek donc Noël avec Abiba lañ wax pour cette année ñu koy tëgg Esplanade Sea Plaza comme ni nga ko doon faral di defee li Aba wax ci mois de août sama birthday donc ren ñu def ko defaale social ci biir ndax recettes yi ñi am dañ koy dénk ay association yu jàppale ay xale comme maman bi fi jóge léegi donc ñu nit on va dans le même sens dina ko def entrée bi à 3000 les places assises à 5000 pour cette année bu xale yi ñëwee am nañ possibilité jënd ay cadeaux à l'intérieur à moindre prix 1000 francs 1500 2000 des nounours des voitures lépp lu xale di bëgg comme cadeau de Noël recette yooyu ak lekk yi ñu fay jaay dañ koy delloo tamit à des associations. macha allah nit mus na la laaj this question su fekkee am na fine man dinaa la ko laajaat kon da nga bi nga nekkee xale da nga bëggoon ay cadeau lan la Noël daan def si yow surtout ak Noël plus sa anniversaire. mais fii à papa la. Ça c'est vrai quand même. Ouais, je me rappelle vraiment que Noël bu daan jot j'étais parmi les plus gâtés de la famille ndax maay caat suñu kër. sama caatu yaay donc papa daf ñu doon yóbbu mag sama benn rakk ci vraiment magasin yu mag ñu tànn lu ñu neex on était épanouis bu ñu fa jógee dem Magic Land mu gunge ñu jël suñu temps dem jëndi glace en fait c'était la totale période de décembre c'était vraiment une période bu ma marqué man ci sama enfance. macha allah waaw loolu am na solo Aba xam nga loolu mooy nit ki bala ngaa xam li sa waajur daan daj rek nga màgg ba xàmmee njaboot wër la. añ reer dékki màbba ci sa kaw. loolu yaakaar naa woy woo rek ngay indiwaat rek. papa coon waaw loolu day doon loo xamante ne nii tey moom lay firndeel. doomu aadama bu nekk sa njaboot da ngay sonn ci ñoom. sonn boobu ngay sonn ci ñoom nag bu ñu demee ba tollu fenn fii dañ koy fàttaliku looloo tax ñu naan xale boo koy lebal ka. am na solo tey bu ñu ñëwaatee ci fan la ñu mën a dem am fa billet yi wala spectacle bi li xew ci jour yi ci kaw scène bi daaw géej gis nañ entrée bi gis nañ show bi gis nañu spectacle yi ba biy jeex xale yaa ngi ambiance donc ren lan mooy innovation yi ren lan moo fa bees. ren innovation yi ñu am côté spectacle comme ni ma la ko waxee son et lumière andi nañ scène bu mag macha allah di remercier Bassirou avec vraiment des écrans un nouveau show entrée bu nice so y aura tamit benn surprise boo xam ne fii laay waxee peut-être exclusivité bi dañuy rendre hommage Papa Thion. Donc on va le faire trio lay nekk entre man ak yeneen ñaari ndaw yu ne fii au Sénégal di wéy macha allah. ñëpp xam nañ leen mais loolu surprise la. may nga ñu non may nga ñu ko en exclusivité amatul surprise. non ñooñu du ma ko joxe du ma ko joxe. da nga ñu may lépp non samay guest moom du ma ko joxe. léegi balaa ñuy wax fan yii jaayee billets yi ak li ñu fay xaar ci jour yi xale yi xam nañu bu ñu fa ñëwee dinañ leen yàq ba ñu yàqu jënd gâteau ak ay li nga xam mooy ay jouets ak lépp rek mën ngeen ko indaale ndax anniversaire la bu ñu defaale ak li nga xam mooy spécial Noël ci fin d'année la ñu nekk damay càng yenn saa yi ma wax mu càng nañu dem xooli sport bi te ñëwaat léegi ci plateau bi ayca Ablaye sport bi. Noël avec Abiba xale bi xale yi bëgg Abiba en concert avec son orchestre le mardi 28 décembre à 17h fii ci Esplanade bu Sea Plaza entrée 3000 place assise 5000 spectacle inédit des cadeaux pour les enfants sont en vente le jour J l'argent récolté sera réservé à des œuvres caritatives pour association yoo xam ne dañuy dimbali xale yi ku
ku ñu ko tuddee monsieur Moustapha Diop Messi responsable politique HLM Maïssa et frères sant yàlla boutique madame Niang Awakan madame Astundour internationale sénégalaise monsieur Sanou Ndiaye fondateur du No Stress Land information au 77 666 76 00 ou le 77 764 33 33 ou le 78 384 75 35 avec le soutien de Santial Boutique, No Stress Land, Glance Beauty, Afias Hair Collection et la TFM. Abiba au sommet de son art ce 28 décembre pour les enfants de Esplanade Boussi Plaza. Abiba Musique présente Noël avec Abiba xale bi xale yi bëgg Abiba en concert avec son orchestre. may ñu wax 28 décembre ak Abiba wala dafa mel ni spot bi da nga cee doyalul spot bi dafa gàtt te dafa neex Abdoulaye indiwaat ko ñu xool indiwaat ko ñu xool. Les enfants sont en vente le jour J. L'argent récolté sera réservé à des œuvres caritatives pour association yoo xam ne dañuy dimbali xale yi ku ñu ko tuddee monsieur Moustapha Diop Messi responsable politique HLM Maïssa et frères sant yàlla boutique madame Niang Awakan madame Astundour internationale sénégalaise monsieur Sanou Ndiaye fondateur du No Stress Land information au 77 666 76 00 ou le 77 764 33 33 ou le 78 384 75 35 avec le soutien de sant yàlla boutique No Stress Land, Glance Beauty, Afias Hair Collection et la TFM. Abiba au sommet de son art ce 28 décembre pour les enfants de Esplanade Boussi Plaza. ayca Abdoulaye jibal leen ma ci lii Abdoulaye xoolal li ma mbay envoyé man maa jël kii mooy yooyu mooy protège yu ñuul yi nga xam ni ku toog nii du gis. mami ci am day yéen rek ñi yéen Abdoulaye xoolal lii Abdoulaye xoolal li ma mbay jox mbay mooy borom Turquie borom teranga shop xoolal li ma envoyé événement yi ñëw ay waay man dama dara sañ ba gaañu. nee nga 3 mois. ay mbay yàlla jàmmam yàgg. boo jekkoo del baale. waaye mbay mi lu ma bëggal. sañse nee na ma avancé nii ay mbay borom Turquie bi lu ma bëggal. sañse rek. kan la ay mbay borom Turquie bi lu ma bëggal. ay la xëy la la. del baale. macha allah. ana beneen bi. ay la xëy la la. ay la xëy la la. laajuma la yow nga li wàllu. toll ko pare yow lu sama yow fi ñu toll nii fi ñu nekkoon ci Abiba. billet yi fan lañ koy jaayee. ak loo ci nar a sol xam nga xale bi. xale la boo xam ni yàlla daf koo bind mu baax. macha allah tarkalla. baax na ñaari yoon moom xale bi. baax na xol bi rafet na yéene na ñëpp jàmm et puis elle partage. surtout ci kaw seenam ak yu mel noonu. mais baax na ci biti. ba su maquillage wala bu tegee suba. wala dafa baax donc ci kaw seen dañuy rêver ñun Abiba lan la nar a sol. donc gis nañ la daaw ay bot nga def benn liggéey def benn def lii ren lan moo ñuy xaar ci kaw seen bi ginnaaw boo waxee fi ñuy jaay billet yi ba pare. alors point de vente yi génne naa affiche bi mu ngi dans tous mes réseaux sociaux donc waa fan club bi ku nekk fi nga dëkk yaa fa doon responsable pour jaay ticket yi waa localité boobu donc mu ngi ci sama page yëpp Facebook Instagram Snapchat donc jour ji tamit dinañ jaay à la porte du Sea Plaza et sañse bi nag dama am sama benn frère bu nekk Chine di jaay yu graw moom moo géré première partie bi nee na moom 500000 yi dee na foofu. kan la du abima moom nag star yi lay solal day làkkatu. yes à part moom nag deuxième sañse bi Biddew boutique moo fa jaar. voilà borom Italie Barbie la tudd donc moom it sañse bu doy waar la préparé. am na solo en tout cas ñu ngi koy souhaiter une très bonne continuation. nga créé sa benn affaire recettes yi nga ciy am yëpp nga nar ko jébal ñi nga xamante ne ñooy ak dafa am xol yow bilaay borom xol rek a ko mën. elle a un grand cœur. ba pare carrière bi mu choose la yow always ni ko English di waxee the voice of the voiceless ñi nga xamante ni amuñu voix yow yaay nekk seen voix. la voix des sans voix. yeah right so it's a good initiative. thank you en tout cas sant nañ la gërëm nañ la bu baax a baax. mais avant ngay jug ñu présenté ko beneen xéewal boo xam ne daf fi teew moom tamit mu teew ci. yaakaar naa ne ñoom ni ñu amee fête di def seen ay lekk ak ay naan. ay seen ay cocktail ak seen affaire yooyu. ñun tamit noonu la ñu amee suñu plateau def suñu cocktail. njogonal kuy kilifa ci réew mi. sant na la gërëm na la. lépp ëppul ay kontaan kuy kilifa ci réew mi.
donc clip bu bees la Abiba il faut que après nga mën ñu ko may le temps ñu installé suñu beneen invité bi il faut nga may ñu clip bu Abiba bu bees bi après ñu mën ko yaatal je pense que bi mu génnee xaw ma invité woon nañ ko ci week-end sax waaw mu ñëwaat rek ñu waxaat ci clip bi man Messi mën na maa rey Messi daa wàcc ba ci testeur yi lii mën na maa rey daa romb kii Messi daa romb yu bari dafa romb yu bari léegi kilifa yi ñu ngi seetaan Awa Gaye ay kilifa yu baax waaw donc Awa Gaye tey ñëpp kontaan nañu ci yow waaw ñëpp sant nañu la gërëm nañu la tey vraiment kontaan nañu li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal nit ku baax waaw nit ku baax ku yàlla baaxal ubbi nañu soxla dafa am solo ubbi nañu xolam waaw sañ si dafa am solo dugal ñu ci ñun ñëpp waaw dugal ñu ci bu baax nga wale nu yàlla yàlla defal la jàmm waaw ndépp tey nga indi excellent le temps ngeen ni ex kaa leen nii na kenn ki taxaw ni ngeen teg ma fii ñu waxtaan ay ca excellent seen dugg ñoo rafet dugg de kaa leen nii wiir leen nii kaa leen excellent dibi gi moom excellent nii ngeen teg ko nii dibi gi moom may naa ko teg leen ko nii madame Dieng na kenn ki taxaw nii ok na kenn ki taxaw nii Awa Gaye madame Dieng chérie Ibou Dieng laay may lii ca Techno Awa Gaye Techno Awa Gaye Techno Awa Gaye ñu ngi koy may tamit ñoom ñaa ak soxnaam si waa Techno yëpp ñu ngi leen koy may may naa ko sama soxna tamit Khadija may Techno la ñuy wax ñëpp Techno la ñuy wax waa Techno yàlla yàlla defal leen jàmm yaa fi indi waxi Techno yàlla na seen jàmm yàgg man war naa leen a seeti ndax ma am si benn ñu baax lañ comme man yoraguma ko ñu baax lañ man yoraguma léegi may leen ñu clip bi ñu seetaan ko la temps ñuy ñëw waxtaanee ki nga xam ni mooy Paco One nga xam ni tabarkalla ma nga ca Sacré-Cœur 3 su ma juumul numéro téléphone yaa ngi noonu yéen a ngi koy gis 77 144 41 23 wala 77 264 37 75 sa jota wala kenn dara nga moccaatu seeñu fomp say mutaar